Rose Moussa Ndoye promoteur bi dina koy indi fii yow am na ñu wax ne xaj na fi am na ñu wax ne xaju fi. man su ma doon promoteur ñeme naa indi fii Balla Gaye ak Modou Lo. loolu ndax alaaji ngañ loolu doy waar. wallaay ñeme naa ko ku ci nangu jënd billet bi may jaay ñëwal. kon yow jàpp nga ne guy gi ke Moussa Ndoye Lac Rose xaj na fi. Balla Gaye Bathie Seras moo gën a siiw combat boobu te fii lañ ko tëgg Aziz Ndiaye ko tëgg te maa géré woon combat boobu presque Aziz jaay na fii 14 millions fii lañ ko bëree nee naa la Balla Gaye Modou Lo su ma ko tëggoon ñu bañ maa jox stade bi indi ko fi nañu nangu jënd billet yi may jaay rek waaw. léegi Gris Lac Rose ak Moussa Ndoye combat boobu. combat bu am solo la combat bu am importance la Lac Rose combat bii daf ci am ay tolof mais bu fekkee génn na ci tolof yi ba dellu fa mu newoon combat bi na metti bu fekkee dafa dese ay tolof nag du yomb ci moom. Moussa Ndoye dafa bokk ci làmb ji te gars yi dañ koy fàttelu te daf ci bokk mi ngi daan di ñëw depuis Alioune Seye numéro 2 ci stade ba léegi laalul suuf te combat bu ne ñu ne moo mën ki muy bëreel xoolal Tonnerre dama lay wax de te ñi ko daanoon bu doon ñi ngi ci làmb ji ba léegi buñ ko nangoo jox revanche muy Malick Niang kon nga xam attention dafa revigoré wu ba bari ñëwaat te Moussa Ndoye champion la mbëru tefes la xam nga mbër ak xale ñoo yem s'il est bien couvert dans la maison rek day ñeme te il est bien couvert à Yarax Lac Rose nag dama xamul ci ban état lay bëreeg Moussa Ndoye waaye bu fekkente ne la muy sooxaale mi ngi ak moom ba léegi te maa ngi koy souhaité mu wér ak jàmm mais est-ce que dina am endurance bu mu bëreeg Moussa Ndoye bala nga xam ne day ñëw parce que Lac Rose kaay mu wax la xale yi dàq bëri ci Fass la bokk waaw xale yi dàq bëri ci làmb ji la bokk dafa mën a bëre du xale yi jàppante rek ba am buntu déedéet dafa mën a bëre te tolof bii la ndax waruloon toll nii sax d'ailleurs waroon na gën a am doole plat du pied mbër amu ko dafa am taxawaay te c'est très important pour un lutteur. problème ci. man ngaa kala portable yi laa yor. waaye wax ma ci dara rek père. xaw ma ci dara portable yi laa yor. man ngaa kala portable yi laa yor. sa jàngat gaa yëpp a koy xaar ñëpp a koy xaar ci Lutte TV père maa ngi lay ziar. maa ngi lay fay Babacar. le 13 diggante Lac Rose Moussa Ndoye ñaari mbër yooyu boo ma doon jàngatal seen combat loo may wax. waaw combat bu am solo la ci ñaari mbër yëpp waaye rawatina Lac Rose ndax Moussa Ndoye mi ngi ci ay dynamique de victoire Lac Rose daa débuté nit ñi xoolee ko Tafa Gueye ne lu fi Tafa Gueye def war naa mën a def lu ñuy toll ñu dem ba ci biir mu am blessure ñàkk dernier combat am digganteem ak Sa Thiès loolu xaw na ko yàqal wala ba ko ñu programmé ko mu am blessure ba combat boobu dafa mujj def année blanche ba yóbbaale adversaire am Moussa Ndoye di ndaanaan digganteem ak Alioune Seye numéro 2 digganteem ak Tonnerre bu mujj bi xale la boo xamante ni ak li mu wane woon ci kalaafu Gaston ba xale la bu jar a bàyyi xel mu gëm ne ku di moromam moo la dàq bëre kon Moussa Ndoye gëm na ne moom ku mu jàkkaarloo rek da laa war a daan Lac Rose nag moom attaque koñ gagné loolu lañ xam ci moom muy gagné loolu lay def muy ñàkk loolu lay def di xare bu jar a bàyyi xel. am na favori. am na favori mais favori sax ku juum daanu laay wax man. abu diggante Lac Rose Moussa Ndoye su ma la laajoon combat bi noo ma koy jàngatale. waaw xam naa ne combat la bu xaw a métti mais ci ki muy gën a métti mooy kii Lac Rose ndax boo xoolee Lac Rose dafa jóge ci ay défaite Garga Mbossé ak Sa Thiès ñoo ko daan mu amoon ay jafe-jafe ci wàllu blessure au mbég yooyu war a ñëwaat di ñëw ci moment boo xam ne écurie Fass tam taxu ko dox noonu parce que boo xoolee Gris Bordeaux dafa daanu Papa Sow daanu menum kii Forza moo fa am ndam ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci kaw donc mu nekk combat bu métti ci Lac Rose parce que Lac Rose bu bokk na ci yaakaaru Fass donc bu jógee ci moment di bëre koo xam ne gis nañ lim fi def année yi passé fi victoire yi mu fa am si ay ñu mel ni ñoom Tonnerre ak yooyu donc nekk mbër moo xam ne am doole am technique
amul jëmm nii waaye am na force intérieure mën na bëri mën na xeex donc mu nekk combat bu métti métti ci Lac Rose. am na favori. waaw man su ma doon jox favori kii laay jox wala kii Moussa Ndoye. Modou Mbaye nekk Raay bi FM maa ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi lay fay Babacar. Lac Rose Moussa Ndoye ba ma doon jàngatal ñoom ñaari mbër yi. combat bu doy waar ndax Moussa Ndoye bokk na ci mbër yi gën a athlète ci làmb nga xam ne boo la futee ko woon daw rawante doo ko dab mu nekk mbërum moom boppam di liggéey endurance. Lac Rose nekk xale boo xam ne dafa nekkoon ci benn tracé allure bu baax ngi dem ba jëmi jamono gis mu jël benn poids mais gis nañ fi bi mu fi voyagé ba ñëw lekk na graisse ci nekkoon ci yaramam mu nekk mbër moo xam ni lu mu teej say ñaari peeg ngemb leneen la ñuy wax dalay daan ba jéggale nga doog a xam ne daan na la waaye nag muy daje xale bu doy waar nga xam ne mbërum wet la mbërum tànk la li may ragal rek ragal naa ne combat bi mën naa am xeex mais ci bëre lay jeexe ndax duñ xeex waaye ñaari bërekat lañ te lamb ji ragal képp ku ne nag di way daan da ngaa far amul favori ku ci nekk mën ngaa daan sa morom mais Lac Rose xam naa ne Moussa Ndoye na jéem a liggéey bu baax a baax ci peegu ngembam yooyu nga xam ne lu mu ci tee da lay jongale waaye tamit Lac Rose na moytu baax a baax tànk ki nga xam ne mooy Moussa Ndoye ndax loolu laa ci tànk yi mbot ma ñëw. Lac Rose Moussa Ndoye laa lay laaj ñaari mbër yooyu loo may jàngatale ñoom ñaar seen combat le 13. waaw ñekk ñaari mbër yoo xam ne ñoo bokk fort li tax ma ne ñoo bokk fort ñaari mbër yi attaqué lañ si seen carrière bariwul lu ñu xaar seen combat yi bari dañoo attaqué te dañuy xeex ba mu sax ñu daal di attaqué tey su ma doon wax combat bi kan mooy favori day wax ne ki gën a pare mooy Moussa Ndoye ndax combat bi jàppoon nañ ko ñu ne Lac Rose dafa am blessure day faju Moussa Ndoye préparé ba ñu wax xam ne bëre ci des ñu ne Lac Rose day faju kon kii préparé ak kii faju mënuñoo yem physiquement mënuñoo yem kon damay wax ne Lac Rose moo gën a kii nga xam mooy Moussa Ndoye moo gën a pare waaye nag kii di Lac Rose dafa nekk mbër moo xam ne mbër mu naqaree bëreel la ndax sooy calculer rek mu dox sa kaw jaxase la daan la waaye ki muy bëreel dafa nekk ndaaraan boo xamante ni bu ko tiis la heure boo ko dàq sa jët xamal la mi ngi ñëwaat ndax diggante moog Tonnerre rek war ngaa xam ne moom ndaaraan la mi xelam yëpp mu ngi ko teg ci kaw kon ñoom ñaar ku ci daan rek am na fu mu la mën a yóbbu te seen xel yëpp a ngi ci kaw combat bu doy waar la. Lac Rose Moussa Ndoye yow nee nañ yaay président promoteur yi ñu ne yéen a seetaan ji wala yéen a ko jël bëggoon di fii ñu ne ndax xaj na fii làmb jooju. xaj na fi ci kaw ku nekk yaru correct ku nekk yam fi nga war a yam du dëgg billet la bu ñuy jaay xayma nañu ko xam nañu ni temps de billet buñ ko jaayee yaa ngi dégg doomu aadama yi dinañu mën a ñëw toog ku ne jël place mais nag comme ni nga ko xamee askan wi ci boppam ñoo war a seetaat seen bopp xoolaat nan la ñuy toogee ak nan la ñuy taxawee ci ay ndaje mais tant que loolu defuñu ko ah du sotti Lac Rose Moussa Ndoye mënoo ko yóbbu stade Léopold Sédar Senghor mënta nekk mënuñu continuer téye mbëri li ñu mun rek def moom mooy indi làmb ji fii yëkkati tuuti billet yi su ko defee amateur bi kontaan promoteur bi mën ci gis boppam waaw xam nga li ma métti ci réew mi dañuy bàyyi rek di jiital seen ay bëgg-bëgg mbir bala nga ko teg da ngay xayma contour yi da nga koy def analyse nga xool lii lan la ak lu tax mu ñëw fii loolu dafa am solo te foofu la ñuy xàmmee nit ñi jërëjëf. waaw combat wóor na ci Iba Mar mën nañ ne wóor na ndax bépp matuwaay boo xam ne war nañ ko jël ci suñu Iba Mar bu neexee yàlla nañ ko jël dinañ xalaat ci yu bëree bëri ba nga xam ne nii suñuy ñëwee ci stade Iba Mar Diop dinañ xam ne meilleur combat laa ne mooy nekk combat mu Lac Rose Moussa Ndoye ñun suñu objectif loolu la suñu gis-gis loolu la suñu gëm-gëm tamit loolu la te incha allahu rabbi dinañ accompagner jéey bu baax a baax ànd ak association bi nga xam ne moom la Pape Fall jiite jàppale ko dooleel ko ba tey ji lépp lu ñu xam ne mooy réussite lamb boobu Sénégal yi dañ ko gis amateur yi seen xol na seet te duñ ci bu baax a baax. techniquement combat boobu noo ko gisee yow. waaw techniquement combat bu neex la ndax comme ni ko Bourkhane Wade waxee démb rek dangay dóor daw jël. Lac Rose day dóor daw këf. Moussa Ndoye day dóor daw këf. kon am nañu yaakaar ne combat bu gaaw lay nekk. incha allahu rabi bëre ba du yàgg ndax ñaari mbéy du kenn ku ci yaaree. en tant que amateur combat boobu. ku dàq bëre ku dàq xeex yi yow. en tant que amateur combat bu neex la. duñ wax ci ku mën a dàq bëre mais la daal li may wax mooy combat bu neex la wax dëgg yàlla. kuy favori. non 50-50 la. ndax Moussa def na ay preuve ñëw. Lac Rose ku ne xam na ne champion la jafe-jafe moo ko téye mais heure bi war naa fekk mu romb fii. kon jàpp nañ ne combat wam solo lay nekk. yaakaar nga combat bi dóor mu daan am ci.
non góoma loolu nag xalaat naa dañuy xeex jàpp bëre. mais góoma dóomu daa am ci. rendez-vous bi le 13. waaw comme di wax ñëpp di jox ñëpp rendez-vous le 13 stade Iba Mar Diop bii nag comme les amateurs yi wax rek. dañoo comprendre. combat budget bi jéggi na dayoo. li tax budget bi jéggi dayoo mooy combat Demba Diop la woon. kon suñ ko indee Iba Mar Diop pour satisfaire amateurs yi la bañ fee ne di aj combat bi te dinañ jàpp ne promoteur bi du moo amoon cas force majeure. mbëri ñoo amoon ay blessures. ba combat bi ñu aj ko promoteur bi def ci xaalisam. presque 2 ans mu toog di xaar presque 2 ans. yaakaar naa stade amitié stade Demba Diop. am fi problème. kon Sénégalais yëpp war nañoo comprendre promoteur bi ñëw jàppale ko accompagner ko ba bu ëllëgee moom fi du def lu raw lii. di woo jeune amateur ñoo jàpp ji di woo du janjek ñoo jàpp ji di woo groupe baax di woo famille rurale yi yëpp ñoo jàpp ji jënd ci billet yi stade bi fees indi ambiance bu neexee yàlla dañ fa xaar jàmm ak salaam du mat sëkk ku ñëw di nga ñëw ci jàmm di nga ñibbi ci jàmm te incha allah dañ ci def combat am te ne yàlla mooy nekk le meilleur combat la ci kàttanu yàlla. merci jërëjëf Lamine am nañ mbégte bu baax kontaan nañ ci li TV. donc man la coach Diabon donc dama bëggoon ñëw rek ci combat entre Lac Rose ak Moussa Ndoye da ngay gis ne ñaari attaquant lañu donc ñaari lutteurs yoo xam ne ku nekk pied gauche lay jiital mais da ngay gis ne ñaari mbër yi ku ci nekk aussi sa garde da nga koy baisser donc voilà su ma ñëwee ci wàllu puissance donc gis naa ko ci Moussa Ndoye mais gisuma ko ci Lac Rose donc su ma ñëwee ci wàllu physique donc gis naa ko ci ñaari lutteurs yi donc voilà mais su ma ñëwee ci Lac Rose dafa toog ñetti at bëriwul jóge ci défaite mook Sa Thiès mais gis nañ ne Lac Rose am na ay qualité yu baax gis nañ contre combat mook Modou Anta gis nga technique bu mu daanee Modou Anta donc voilà Lac Rose ci biir jàppante am na ay uppercut yoo xam ne daf koy enchaîner donc loolu forum la donc gis nañ ne ko aussi mook combat mook bu muy bëreeg ak Garga Mbossé gis nañ ne dafa toppoon xeex bi de trop donc loolu lañ ko daanee. su ma ñëwee ci Moussa Ndoye dafa toog ñaari at bëriwul donc mais nag jóge ci victoire bu muy bëreeg ak Tonnerre donc voilà ne gis nañ ne dóor na donc gis nañ ne bëri na te am na mëninam mooy mbotkat la donc voilà gis naa ko ci open press bi physiquement il était prêt donc mais je pense que mentalement aussi mooy gën a pare que Lac Rose parce que moom dafa jóge ci victoire ñu ngi dem ci combat bu neex donc di ñaan ñaari lutteurs yi ñu def combat bu exceptionnel que le meilleur gagne donc Sénégal yal na fa yàlla def jàmm. voilà ñu ngi leen di waa ci TV yëpp vraiment di leen gërëm te rafetlu émission bu rafet bi ngeen di def ak lu rafet li nga xam ne yéen a koy def ci lamb ji parce que fi mu toll nii di leen ñaanal ngeen am télé parce que bu ngeen amee télé lépp dina yomb la ñuy def nañu face à face ba pare diggante Lac Rose ak Moussa Ndoye seen dernière face à face vendredi le 4 novembre. ñu jëm ci combat bi nag vraiment jël ci suñu disposition yoo xam ne nii ab Dieye production ci mel ni Abdoulaye ak tous les promoteurs ñëpp leen talal loxo ñu ñëw jàppale ñu ci ak organes yi ñu jàppale ñu ci face à face bi ñu ko gisee ak gars yi ñu naan programme lamb ci xaj na fa xaju fa mais dinañ fayee disposition yi ñu jël service d'ordre bi dina doy sécurité bi dina doy bu baax a baax ba nga xam ne képp ku ñëw stade bi nga ñëw jàmm dellu si jàmm parce que ku ne xam na ne man ci jàmm rek laay woote te ci jàmm laay dox ndax bañ na ko ba sama sëriñ bi ñaan borom jàmm ak jamono monsieur Diagne Mbacke maa ngi koy siyaar bu baax bu ñu sama ginnaaw voilà loolu moo tax aw ma ci xel daal waaye xalaat ci sécurité bi kenn dina ñëw ci stade bi am difficulté daal ñëpp dañ ko seetaan si jàmm daal. problème accréditation yi. waaw problème accréditation yi incha allah ak Dieye production moo koy def duñ ko bàyyi ak kenn ñu defal ko ñun ñoo koy def. danañ xool ñi nga xam ne ñoom lañ ko war a jox ñoo ko yàlla ñi nga xam ne ñu ngi jàpp Dieye production si liggéey muy média bi muy keneen ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ciy jàpp si liggéey ak ñi nga xam ne gis nañ ñu dugal seen loxo
parce que duñu gis kenn koo xam ne ni amul dara dafa la ko jëy production mu togg yekk lekk moom neex nga ñëw lekk ko nga bàyyi ne noonu duñ ko nangu ñi nga xam ne ñoo ci liggéey rek dañ leen di xool ñoom ñu xàmmee ne jox leen accréditation amal leen am possibilité pour mën a dugg ci làmb bi fekk ko mais vraiment ñoo xam ne ni defuñu loolu ñun ñëpp ko mën a defee gis nañu CNG bi léegi dañoo tere mbër di dugg ay midi 1 heure yooyu noonu ban heure ngeen di ubbi stade bi yéen waaw xam nga loolu moom mu ngi dépendre ci CNG mbër yi la tere loolu mais ñun incha allah nañ teel ubbi stade bi pour les amateurs les supporters mën a dugg ci stade bi mais pour affaire mbër moom loolu ak CNG la ñoo ngeen ci doy di passage bu baax seen liggéey la ñu koy rafetlu lépp loo xam ñoom ñooñu suñu kuréel ñooñu yëlif luñ def rek man ànd naa si parce que loolu lu baax la ba léegi parce que itam vraiment mbër mi teel a dugg si amateur bu njëkk da doon xaar mbër mi ni muy dugg si stade bi amateur bu njëkk da doon yàkkam mais léegi bu fekkee mbër mi mooy jiitu amateur bi ci làmb ji la am du neex mais amateur yëpp toog mbër mi waa ko fële daagantaay doon dugg ci comme baaboolu mu daan def wala bu sabaa gi yéeg seen wàcc wala moom ak ndaw say seen dugg si ñu tëggal ko wala yëkki yi dugg si ñu tëggal ko dara ndax ko wala Balla Gaye le champion wala Modou Lo mais léegi li xew ci làmb kenn mënu comprendre loolu kon bu CNG jëlee ay disposition vraiment ñu koy rafet privé yi nag privé yi ñaata la waaw xam nga privé yi waxtaan nañ ci ak ñu war a waxtaan bu baax def nañu 3000 francs les billets supporters def nañu 10 000 francs pour le amateur def nañu 20 000 francs loos kon loolu yaakaar naa ne dosi na parce que li tax bu ma yóbboon Lac Rose Moussa Ndoye beneen instant 50 000 francs la ñuy def loos bi yeneen bi nañ ko def 15 000 francs yi def 10 000 15 000 francs lañ ko def bi ñu def 3 000 dañ ko def 5 000 francs kon bu ñu jëlee bii ñun wàññil ko amateur ñun dañoo wàññi de wàññi bu baax pour ñu mën cee gis seen bopp vraiment amateur yi nañ ci jéem a gis seen bopp yan champion lañ fa mën a xaar waaw invité nañ ñëpp invité nañ ñëpp champion yëpp tous les lutteurs invité nañ leen invité nañu Balla Gaye invité nañu Modou Lo Eumeu Sène xam nga dafa ne contrat invité nañ Papa Sow ñu ngi invité Tapha Tine xam nga les lutteurs yëpp ñu leen invité ñi nga xam ne amuñu nekkuñu ci contrat kenn ci mel ni Siteu vraiment ñu ngi ko ci invité bu baax ak guy gi yaakaar naa ñoom dañ fa ñëw waaw invité nañ ñëpp daal ak dernier mot waaw dernier mot di sant waa Sénégal daal leen tàllal loxo bu baax ñu gën ñoo jàppale ñaanal parce que ñun liy développé réew mi rek moo ñu tax a jóg ci loolu la ñu nekk làmb ñi nag dañ cee di si bay suñu waar dañ ñu ñaanal te gars yi ñu yéenante jàmm ñu ñëw ñu fekk loo xam ne nii jàmm na ñu doxal ko ñu liggéey bi gën a am solo li am solo mooy nit ñi boo ko fekkee muy liggéey dañu bokk milieu ñu bokk teen ñooy laxa sa boj mais ñu bokk milieu nañu liggéey bu rafet mais dara dàqul nga am sa combat ñoom dina ñenn ñi ne fi dina xeex ci yenn yi wala ne fi dina def yoo xam ni amul benn njëriñ gis na nit boo xamul lañ ko nàmpale teyel ci moom waaw boo xamul lañ ko nàmpale da ngay tey ci moom loolu aussi rek kon ñu ngi sant ñëpp gërëm ñëpp man merewuma kenn xulóowuma kenn taluma kenn sama bopp laa tal am na ñoo xam ne bu ma waxtaan ak ñoom sax ñu ne ma may ay sax ma bàyyi sax loolu moom xaaruma ci leneen voilà merci kontaan nañ